maanaam waxtaan yi nga xamante ni jamono jii seetlu nañ ni ñu ngi koy def waxtaan yi dañoo wax ne lu ci bëri ci waxtaan yi ni ñu koy defee dëppoowul ak dëgg-dëgg li maanaam liy vulgariser njàngaleem sëriñ bi ndax dañ ne waxtaan yi li ci ëpp ci làkku olof lañ koy defee moo xam ci réew mi ñu nekk la wala bitim réew li ëpp ci waxtaan yi ci làkku olof lañ koy defee te jamono ji soxla nañ maanaam njàngaleem sëriñ bi warul yem rek ci olof yi wala ci waa Sénégal moo tax loolu ba léegi maanaam liñ jukki la boole ko ci jafe-jafe yi am ci maanaam vulgarisation des enseignements du cheikh bokk na ci ba tey modèle culturel maanaam jamono ji tamit dañoo seetlu ne mouridisme ni ko taalibe yi jëlee dañ ko gën a maanaam dañoo gën a amal solo colin bi moo xam baylaat bi la ak maxtu yeeg yu demee noonu loolu lañu ëppal solo njàngaleem sëriñ bi dëgg-dëgg maanaam continue enseignement sëriñ Touba te loolu kilifa yi ñu toogal ñoom gis dañoo xalaat ne li am solo dëgg-dëgg ci njàngale bi mooy doxalinu taalibe bi ak continue enseignement sëriñ bi ba tax na dañoo wax ni ki nga xamante ni xëy na ci anam boobu ki sol baylaat ak ki nga xamante ni ñoo sol costume nee na ñoom ñaar ñoo yem képp ci wàllu njàngale li am solo rek mooy doxalin bi jëmmi nit ki ci boppam di dox ak maanaam te doxalin boobu day tënku it ci li sëñ bi bind ak li mu jàngale loolu it bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni jamono jii ñu ngi koy dund ndax mën na andi xeebaate tànnin bu wér ba noppi ñoom ñooy saytu li war a génn ak li ñu war a tasaare ba tey loolu liggéey bu des na maanaam liggéey des na foofu bu baax a baax ci li ñu war a def leneen liñ ci teg it mooy jamono jii ñu toll maanaam waxtaan yi nga xamante ni ñi ngi koy def moo xam conférence yi wala lu mën a doon waxtaan yooyu dafa bëri ay yàq bëri na ci waxtaankat boo xam ne day toog di waxin bi di ko waxee nu mu ko neexee loo xamante ni boo delloo ci mbindum sëriñ bi doo ko ci fekk loolu it bokk na ci li ëpp solo sax ci li ñu wax ne xëy na mën naa gàllankoor njàngale bi ñu war a jàngalee mbindum sëriñ bi ndax li ci ëpp maanaam dinañ nettali ay xissa yoo xamante ni xëy na daaneel mbooloo mi lañ ci jublu wala ñuy déglu waaye xissa yooyu boo delloo ci mbindum sëriñ bi wér bi dana des loolu it bokk na ci gàllankoor yi ñu tudd ni day gàllankoor maanaam doxinu vulgarisation boobu nga xamante ni bëgg nañ ko leneen bokk na ci tomb yi ba tey daayira yi nga xamante ni la taxoon ñu taxawal ko mooy maanaam anam aspect bu leer bu set wecc moo taxoon ñu taxawal ko bu jógee ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wax nañ ne jamono ji daayira yi dañoo wàcc yoon boobu li ci ëpp ci daayira yi amatuñu repère amatuñu objectif dëgg-dëgg boo xamante ni dañuy xam fi ñu tàmbalee xam fi ñu yem xam fi ñu jëmit loolu lu ci am solo loo xamante ni jamono ji seetlu nañ ni dafa naax saay kon dañoo wax ne bokk na ci liy vulgariser njàngaleem Serigne Touba ñu fexe ba daayira yi ñu rëdd leen objectif bu leer boo xamante ni ku ca dugg rek fi li nga war a xam ci ak tàmbali di nga ko xam ci yoon bi ba pare dox jëm fenn ñu xam fu leer foo xamante ni fa nga jëm ci mbindum sëriñ bi dinañ ci gis fu muy waxee ni tariquhum ashratan jaat lawazimuha la budda minha li arbaabil iradaati foofu day leeral maanaam doxin woo xamante ni munta ñàkk ci kenn képp koo xamante ni woote na lim maanaam bëgg naa wuyu si li mu woote rek fukki mbir yooyu foog mu fàgg ko foog naa ne fukki mbir yooyu daayira bu mu mën a doon fukki mbir yooyu war naa maanaam war nañ koo gis ci sa doxalin li muy fukki mbir yi bokk na ci li muy wax rek mu ni wa min lawazimiha min haajuha abadan wa hiya shariatun fil badri wa ayaati maanaam bokk na ci taalibe bi fi mu war a jaar mooy sharia maanaam gëstu diine xam li mel ni tawxiid ak fiqh ak tasawuf te loolu lu ci ne sëñ bi bind na ci an lu yaatoo yaatu taalibe bi loolu da ko war a gëstu ba xam ka kon objectif yi daayira bu ne mooy fexe ba loolu ku mën a dugg ci daayira bi rek mbir yooyu nga xam ne mënut a ñàkk ci ak taalibe mu fexe koo xam ba noppi loolu lenn la liñ ciy wax xam naa ni waxtu bi duñu may ñu ciy dugg ak di leeral waaye loolu bokk na ci li nga xamante ni kilifa yi wax nañ ne mooy li gën a yàqu ci jamono ji ñu toll te buñ ci defoon ay gëstu jéem cee rëdd ay objectif xëy na mën naa jëmale fenn mbooloo mi mën na taxit murid di gën a yeewu ci li sëriñ bi dëgg-dëgg doon bëgg ci ku nekk ci ñun
bokk na ci ba tey li ñuy wax maanaam xasida yi nga xamante ni bind nañ ko xasida Sëñ Tuubaa yi boo seetee Sénégal gii rek tukulóor wala séeréer wala mandeng maanaam nit ñooñu sax dese nañoo xam enseignement sëñ bi Sénégal rek damaa jëlale extérieur waaye Sénégal fii rek boo bëggoon tukulóor boo xamante ni xëy na jàngul wala bëgg a déglu waxtaan bu teewoon ci jotaay bi du xam li ñuy wax kon it ne wax nañ ne maanaam jar na ñu jug taxaw te am fexe ba mbindum sëriñ bi ñu tasaare ko ci anam yooyu ni sëñ bi bindee xasida yi boo seetee bindin boobu ci mën nañu wax ne ci Afrique la yem ci Afrique sowu jant gii la yem bu fekkoon dem nga Arabie Saoudite tey boo bëggoon yóbbu xasida wan ko am naar mën na ko bañ a mën a jàng kon méthode de transmission yi maanaam ba tey dafa des ci anam bi ko kilifa yi waxee kon fexe ba mbind bi ci jëmmi boppam ñu tasaare ko ci làkk yu bëri tasaare boo xam ne képp koo xamante ni maanaam làkk bi nga nàpp rek boo tiimee mbindum sëñ bi duñ ko mën a xam moo xam ci mbind mi la moo xam ci waxtaan yi nit ñi di def nit ñi sëñ Moustapha Diatara am na sëñ Muntaxa am na remarque bu am solo bu mu def mu ni jamono bii passé rek bi ñu demee Gabon dañoo seetlu ne daayira murid yi nga xamante ni ñi nekk Gabon sénégalais yi ñoom ñoo nekk di teeru gan yi ak di maanaam yitte yi fa soxla yëpp ñoom ñoo leen ko doon doxal te dëgg-dëgg mbir mi bu fekkoon ni dox na ni mu war a doxee ay Gabonais seen jëmmi bopp ñoom ñooy taxawal ay daayira ñooy sos ay daayira ba noppi mën a teeru gan yi mën a xamal nit ñi lan mooy Serigne Touba kon bu ñu seetee ci aspect boobu day mel ni murid yi dañoo xaw a tëju maanaam dañoo tëju rek yemale mbindum sëñ bi ak njàngale bi ci ñoom kese te loolu firnde bi mooy université boo fa demee daayira yi ñuy def yëpp daanaka boo seetee daayira bi bu amee fukki at ña cay dolleeku du ñenn ñu dul ñoo xam ne seen waajur dañoo doonoon murid wala ñoom ñu ñëw am culture murid ci ñoom ñëw bokk ci daayira bi waaye personne étrangère bu jógee fële ñëw nga xam ne xamul dara ci sëñ bi bëgg doon murid loolu boo ko wàññee ci daayira benn du ñaar te objectif daayira dëgg-dëgg foog naa ne loolu moo ko taxawoon a jóg ba ci fédération bii nga xamante ni mooy Mouwahiboul Akyas objectif bi dëgg-dëgg xanaa dégg na ay cant ak ay ziyaar ak yu demee noonu waaye sëñ bi bu ñu dajalee day bëgg fi mu ne li nga xamante ni ñeneen ñi xamuñu ko te ñun ñu jàng nasaraan jàng yeneen làkk yi ñu fexe ba mbind mi ak lépp loo xamante ni am na njëriñ ci njàngaleem sëñ bi ñu fexe ba ñooñu muñ cee jot bokk na ci ba tey ba tey bokk na ci loolu xëy na ci wàllu extérieur la li benn soxna souligné te mooy li nga xamante ni maanaam jamono waxtaan yi nga xamante ni dañ koy def dafa joxe misaal ci France ak Gabon murid bu ñuy def waxtaan dañuy def lu mel ni bâche lu tëju nekk ci biir waxtaankat bi di wax làkk boo xamante ni ñeneen ñi ci biti dégguñu ko ba tey day dellu si ci li ma doon wax ci tëju bi rek nee na li ëppoon solo mooy ñu utiliser salle boo xam ni xëy na day mel ni méridien président mu am ay interprète ak traducteur nga xam ni kii waxtaan li muy wax dina am ku ne ci ginnaaw ku koy transmettre ci làkk bi nit ki di dégg su ko defee bu nit rombee xool waxtaan bi dina intéressé wu mu ñëw mën cee teewlu waaye bu fekkee ni dafa yem ci olof rek wala français wala làkk boo xamante ni étranger yi duñ ko dégg xëy na ba tey message bi des nañ ko bëgg a jàllale ci ñoom. tudd na ci lu mel ni Cheikh Abdoulaye Dieye nee na am na livre yu am solo yu mu doon ay journaux yu mu doon traduire foofu France ca murid yi dañ ko doon jënd mu yitteel leen loolu di ci jàngee lu bëri waaye loolu nee na jamono ji ñu toll amatul ba tey ci wàllu mbind rek lay dellu. am na mbokk taalibe yi yu ci bëri wax nañ ne comme ñun étudiants yi tamit war nañ fexe ba jamono maanaam bu ñuy bind suñu mémoire ñu jëmale ko ci sëñ bi njàngaleem sëñ bi moo xam aspect bu mën a doon. lu nit mën a jàng rek parce que misaal bi mu ci joxe mooy tourisme religieux kon tourisme religieux nee na exemple Cheikh Ahmadou Bamba la joxe te am na maanaam minin bu doy waar la boo xamante ni xëy ñoom foofu lu amal na leen solo kon ku ci nekk li ngay jàng rek li ngay gëstu sëñ bi am na wàll boo xamante ni jàngale na ci wala mu bind ci kon fexe ba jëmale sa gëstu ci loolu it lu am solo la doon ba tey wax nañ ne liy jafe-jafe bi dëgg-dëgg it jamono ji ñu toll mooy politique li ñuy wax ne politique centrale lañ ko tuddee politique centrale enseignement vulgarisation de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba politique boobu moo amul dafa maanaam kilifa yi seen bopp wax nañ ne tasaare njàngaleem sëñ bi ci ñi nga xamante ni duñ murit ak ci àdduna bi politique boo xamante ni tëral nañ ko loolu ba tey amagu fi mooy waral ku mën a wax rek mooy génn di wax ñii war a wax dëgg-dëgg waxuñu
da ngay toog ci rajo dégg koo xamante ni day tuddoo murit di wax dara ci yoon bi ki nga xamante ni xamu ci dara amul culture ci murit bu ko déggee mën naa jàpp ni loolu mooy dëgg ci fekk loolu demeewul noonu. bu ñu seetee màggal Touba li yenn télévision yi sax Sénégal fii yenn télévision yi li ëpp solo ci màggal gi sax duñ ko wane mën nañuy wane loo xamante ni xëy na ay taaxuraan lay nekk wala ay yëfi caaxaan ñu ni màggal Touba ngi nii su ko defee ki xamul dara ci yoon bi day jàpp ni xëy na Touba loolu moo fay xew te demeewul noonu. ñu ni nag maanaam politique boo xamante ni dañ koy tëral ngir jublu leeral njàngaleem sëñ bi fi mu tàmbalee ak fi nga xamante ni maanaam yoon bu leer boo xamante ni ku bëggoon dugg tey day xam ni fii lay tàmbalee fii la jëm politique boobu nee nañ amul ci yoon bi ndax dañ cey joxe misaal ci jamonoy sëñ bi njàngaleem alxuraan wala lu mu mën a doon sëñ bi day woo menn mag ni tarbiya ko ba mu egg ni ko demal defi nàngam moo xam ci alxuraan ji la moo xam fiq la moo xam wàllu tool ak lu mu mën a doon am na mag moo xamante ni sëñ bi da lay woo ba noppi di saytu na nga koy defee waaye loolu boo seetee jamono ji lu waay neex def xëy na lu ci bëri yëg-yëg lay doon ak xalaatu nit ki ci jëmmi boppam loolu it jàpp na ni jafe-jafe bu mag la ci doxin bi nga xamante ni waroon nañ koo am ci mën a tasaare mbindum sëñ bi. waaw dafa mel ni loolu mooy li ci ëppoon solo li ñuy kiiwee rek mooy li mbokki taalibe yi ñi maanaam kilifa yi doon sàkku ci ñu fexe ba yi ñu fiy tënk ci maanaam lu mu mën a doon rek ñu fexe ba fii ak dëwoon bu ñu fiy dajawaat moo xam ci lu mel nii la wala ci beneen daje ñu fexe ba am réalisation yi ci jot a am ba mën koo waxtaanee loolu lu tomb bu am solo la buñ ci tënk xam naa dañuy joxe kàddu gi di taxaw foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah. li ko waral tam mooy jëmm yi leen représenté ak expérience bi ñu am waaye itam ak xam responsabilité bi ñu jox seen bopp ak bi leen yoon yu jox ndax ay kàddu génn na fa yu bëri yoo xam ne nii jot nañ ne su ko kilifa yi jotee obstacle yi ñu wax fii tëral ko ci rapport bi obstacle yooyu dinañ lever te li ci ëpp solo mooy doxalinu daayira yi parce que daayira naka jekk mooy sooklu yoonu murid kooku moom histoire la mbir la boo xam ne ni ñëpp ko constaté te ku nekk ñun daanaka jaar nga ci daayira bu mënti doon service ba ngay liggéeyee koñ ba nga dëkk ña nga bokkal sëriñ daayira moom ni globule yi mel ci yoonu ci yaramu doomu aadama noonu la daayira mel ci yoonu murid waaye nag am na ay faay mooy ñoom remarque yi ñu joxe te ñu joxe ci ay firnde yu wér mooy daayira du caage ni cotiser ay addi rek màggal bu nekk nga màggali delluwaat mais message yu Sëñ Tuubaa la ñu war da jàngale seen biir te am na façon jàngale yi itam maanaam jàngale am na façon jàngale yin am na jàngale yin gi warul weesu loo xam ne nii suñ koy wax muy théorie fekk na aussi ñu koy jëf muy pratique mais surtout njàngaleem diine parce que message Sëñ Tuubaa génnul diine message Sëñ Tuubaa li ma ko waxee sànq nee na karamati xattu yeddi yi kon mbindum loxoom mooy kéemaanam waaye julli ca géej ga jàkkaarloo nag tase gaynde ga loolu du kéemaanu Sëñ Tuubaa wala Sëñ Tuubaa def ko kéemaan li mu def kéemaan mooy mbindum loxoom te mbindum loxoom weesuwul jàngale tawhiid noo wéetal sa borom jàngale fiq nan ngay jaamoo sa borom jàngale tasawuf nan ngay rafetale sa jaamu yàlla ak weesoo loolu ba leneen loo ci mën a génne mooy wéetal gi muy wéetal boromam ak tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam njàngaleem weesul loolu nag loolu la daayira war a jëlaat def ko sookul ci seen façon message bu ñuy jàllale seen biir ba pare bañ a tëju seen biir ubbeeku autarcie li tubaab naan autarcie maanaam tëju si biir recroute bi yam ci sa bopp non yoonu mu dafa war a ubbeeku ci ñeneen ñoo xam ne nii cosaanoo ñu Bawol cosaanoo ñu Sénégal cosaanoo ñu Afrique ubbi leen may leen bunt waaye fu ñuy jaar ba dugg message boobu la donc non seulement le message de Sëñ Tuubaa mais traduit en d'autres langues en dehors de wolof bi ñu nàmp ñun ñëpp en dehors de français bi ñu gën a jege te sànq loolu laay tëjee sax wax naa ko kàllaama gi nit ñi ci àdduna gën a utiliser ngir xam l'islam anglais la te ñun ñu bëgg a yemale message Sëñ Tuubaa ci wolof rek kon liggéey bu bari des na fi te yaakaar naa ne Rawdu Rayaahin tegu nañ ci yoon bi surtout expérience su 15 ans te ñun ñëpp ñuy doomu daara njaboot bokk ak sëñ bi deret waaye surtout bokk ak sëñ bi imma mu yitte kon liggéey bi rafet na te nañ leen ci jàppale bu baax asalaamaaleykum. jërëjëf sëñ Awa li nga xam ne moom nga xawoon mën a yokk ci xalaat bi def nañ ko ba nga xam ne bii peut-être su fekkee ne tamit ci ji
lii may wax nii man maay fàtte waaye lu am maanaa génnewoon na ci groupe bi. ci lu njëkk a commencé wax mooy principe yu nga xam ne yi noonu lañ gisee liggéey bi. benn bi mooy baatu innovation bi mooy tekki ne kon am na lu fi nit ñi doon def naam baax na waaye nu ñu ko war a mën a gën a defarewaat ba lu nga xam ne li tey jii ci misaal juróom moo daan tax ñu mën koo am ñun suñu defee ñaar rek wala ñett mën koo jot mu gën a gaaw gën a baax ci wàllu communication. beneen aspect bi ci des tamit mooy ne communication bi ñuy def nii naam yoonu murit ay gàllankoor ñu ngi koy tegal ñu bari ñu ngi jéem a yàqte message bi nga xam ne moom sëñ bi doon def waaye ñun communication bi gisewuñ ko comme téesante ak werante waaye lu ñu ci gis mooy loo xam ne lu am njariñ la maanaam dafay am jëmm am jeexit ci dëkku nit ñi ak seen doxalin loolu aussi gis nañ ne communication bu ñu soxla du communication téesante ak ji werante. beneen principe bu ñu gis tamit nee nañ technologie bi am na solo waaye suñu seetee sëñ bi Touba ba nga xam ne bii mi ngi tàmbali liggéeyam bi te liggéeyam bi ji am nu muy doxe ba tubaab bi tiit ci boobu utiliser wu technologie maanaam am na ci dundu nit ñi ñu nga xam ne ni noonu la doon doxale ba loolu moo doon tax ba njàngaleem gaawoon na law ba loolu tax ñu di ko tiit donc moo tax ñu ne ñun tey ji technologie bi aussi suñu koy def li ñuy wax approche socio-technique la ñuy def maanaam ci suñu biir aada ak suñu dundin am nañ ay pexe ak façon yu nga xam ne nii noonu la ñuy def ba tey lépp loo xam ne nii bëgg nañ mu tasaaroo ak mu siiw yooyu tamit dañ ko ciy jël lëkkale ko ba nga xam ne bii tey approche bi ñu am approche holistique lay doon boo xam ne boole ay wala boog interconnexion même s'il le faut ay source de diffusion yu bare la ñuy jël boole leen ñu demandoo mais duñ doxandoo benn tànk rek. beneen bu ci des tamit mooy li ñuy def nii tey jii moo war a njëkk a nekk misaalu communication bu am njariñ maanaam li ñu fi jëlee tey jii dafa war am jeexit ba ëllëg fii ak déwén nu ko waa ji waxe woon léegi nii ñu mën a wax ne lii kat waxtaan wi lii la juróom moo tax ba loolu tamit dañ fexe ba ci suñu biir waxtaan ñu feeñal ko ci lu njëkk a gis mooy ne ñun communication bu ñuy def ci sëñ bi lañ ko def kon lu war a njëkk a jiitu mooy xam sëñ bi loolu mooy ponk bu nga xam ne bii wala boog programme bu nga xam ne bii moom lañ war a njëkk a régler composante bu nga xam ne bi moom njëkk am mooy nan la ñuy def pour volet xam sëñ bi ci fànn boobu nee nañ ñun vraiment nañ sant yàlla ndax pour xam sëñ bi xamal na boppam ba pare ndax soo xoolee lu mu bind ak lu mu fi jëf ak vraiment loolu doy na sëkk ba tey jii kenn du ko nettali géntam loolu sens la boo xam ne am nañ ko bu baax a baax ñaareel ba yoonu murid tamit vraiment ba mu cosaanoo ba nëga ni ci wàllu xam-xam ak wàllu tasaare mbindu sëñ bi façon bu ne gis nañ ko fi loolu tamit ay acquis la yoo xam ne tey jii il faut que ñu dëgërlu ci liggéey bi kenn waru koo ginnaawal au contraire dañ cee war a wéeru pour jéem koo doxal mu jëm kanam lu nga xam ne lii tamit mooy tax ba xam sëñ bi muy njàngale mi donc ñëpp ñu nga xam ne ñi tey jii ñu ngi doon wër di jàngalee njàngaleem sëñ bi loolu tamit ci lu ñuy sukkandiku lay doon pour que ñu mën a gën a xam sëñ bi te ci njàngale moomu lu ñu gis mooy ne comme projet vraiment liggéey boobu ñu fi commencé woon te sëñ Sam Bousso mii ñoom yore woon ko ca ay fekk ñaata at la ñu doon wax ay réflexion yu noonu def dañ ne nañ fexe ba xam ban type d'homme la sëñ Touba war a soxla fii àddina seet nag yan façon njàngaleel lañu war a def ba loolu am donc loolu ci kuréelu murid yi ñoo war a xalaat loolu te defe naa ne bon moom mi xalaat na ci man mii am na lu ma ci xalaat ak ñeneen léegi du ñu koy jëmmale rek moom moo des ba tey jii moo tax nee nañ xuloo bi di caagee ne que na école bi jàngale programme sëñ Touba déedéet loolu daan ci ñëw ci kanam mais pour le moment ñun am na loo xam ne lii ñun mën nañ koo maîtriser nañ ko jéem a def ci wàllu njàngale mi ndax jamono sëñ Touba ñëwutoon école française yi pour jéem a def tubaab bi kay moo bind franco murit pour jéem a xëcc waaye sëñ Touba moom defutoon murit franco dafa ko woon moom ndax soxla bu ko woon donc ñu itam au moins boobu fàcc war nañ koo jéem a xool pour que njàngaleem sëñ bi ñu war koo jéem a xool ñu nga xam ne noonu nañ koy jéem a doxale
beneen bu ci des mooy gëstu yu ñuy def ci sëñ bi loolu wax nañ ko fi léegi nii am na ay chercheurs yu bare yoo xam ne yi tey ñu ciy gëstu yéen étudiants yi tamit yéen a ngi def ay gëstu yoo xam ne yi gëstu boobu tamit ñu gën koo xóotal gën koo lawal gën koo méngale ak jamono te loolu lépp su fekkee ne tamit def nañ ko nañ fexe ba murid yi mën cee jot kon service de documentation bi d'archivage yooyu tamit nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax a baax a baax seetaat nu nga xam ne ni tey jii nan lay mën a bokkee mu nekk jumtukaay rek mu bañ a nekk ay téere yoo xam ne dañ koy jël teg ko fële max yi ko lekk wala yu mel noonu waaye xam-xam bu ci am tamit ñu mën a fexe ba mu nekk un stockage dynamique ba nit ñi suñ ko soxlaa war koo xam fu ñu koy war a mën a jëlee loolu am na ci solo trop. ci wàllu njàng mi moomu ñu wax tamit nañ fexe ba ñi nga xam ne ñii tey ñoo nekk ci daara yi muy étudiants yi ak élèves murit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir daara yi loolu tamit bokk na ci lu nga xam ndax ñoom tamit non seulement ñi ngi jàng waaye ñi ngi jàngaale yoon Sëñ Tuubaa bi def naa ñu xoolaat nan lañ leen te def naa ci programme bu ngeen am yéen bokk na ci wut koo xam ne kii daf leen ji sax di leen jàngal téere Sëñ Tuubaa yi loolu tamit ñu gën koo jëmmal gën koo doxal fexe tamit ba du yàq seen njàng mi waaw loolu tamit daf ci am solo loolu digression laay def man dama amoon doom boo xam ne bii dafa bokkoon ci daayira élève kii mu jékki-jékki comme màgg gi ñëw nii rek mu ñëw ne ma papa dañoo sas nangam mais dama dem na ko nag seen jëwriñ bi yéen li ngeen def fu ngeen ko teg xale bu jigéen boo xam ne bii liggéeyul gorul yattul ngeen bokkoo sas ay ko ma nangam pour kii mu ne ko déedéet ñu ne ma ah yoonu murid de sas mu ne ko waaw mais lan ngeen war a sas ngeen ñu xool sas nit ki da nga koy sas ci loo xam ne dañ ci mën a am jàmbaar yéen lu ngeen war a sas benn d'abord da ngeen war a dem am ak gisanteeg parents yi muy man nii wax ak man ñu d'accord ba pare suñu d'accord rek am na loo xam ne warul sama doom su fekkee cotisation la contribution kooku man lay doon man lay war ma dugal xaalis mais yéen lu ngeen ko war a sas mooy ay mention ak yu moyenne ndax loolu mooy challenge bi foofu waaw fexe na tey jii ñu amoon moyenne 10 nañ am 12 ñu amoon tel nañ am nangam de bachelier tangam ma ne ko loolu mooy yéen seen i sas ci biir étudiant murit wala élève murit il faut que loolu tamit mu xaw a leer ne pas faire des confusions de rôle vous votre vocation c'est vraiment de réussir dans vos études loolu la mais vous n'êtes pas des producteurs vous n'êtes pas des commerçants et cetera donc sas yi tamit xool leen ko bu baax a baax ngeen méngalee seen njàng ak njàngalee Sëñ Tuubaa pour que ngeen mën am ndam foofu lu ci desaat dañu waxaat ko tamit ci wàllu njàngale mi mooy soutien bu ngeen war a am non seulement ci seen njàng mais su ngeen génnee loolu tamit nee nañ jéem a xool auto emploi su fekkee daf koo laaj ak yooyu yëpp ñu war koo jéem a xalaat defee mécanisme yoo xam ne tey jii yéen en tant que élève wala étudiant su ngeen génnee ngeen mën a def monter seen affaire seet nu nga xam ne noonu ngeen war a duggee dans la vie productive. beneen problème bu nga xam ne moom lañ posé mooy yan ñooy nekk thème de communication yi lu ci jàpp mooy jikko éthique dañ lépp lu ñuy jàngale fii du xam-xam boo xam ne bii tey jii da nga koy ñëw jëm ci def mais jikko yi lu koy soppi loolu mooy vraiment lu nga xam ne mooy thème central de communication bu nga xam ne bii moom lañu wax ne moom moo war a jiitu de sorte que donc ñu ne ku nga xam ne kii moo war a njëkk a nekk communication bu Sëñ Tuubaa mooy murid bi moom ci boppam nga fexe ba incarner ay valeurs ak ay jikko ak ay doxalin yoo xam ne koo gis kat da nga am xemmemteef pour nekk murid waaye doon na cam loolu mooy kon ba modèle ngeen ji nekk ci seen comportement fu ngeen war a nekk li jariñ ñëpp nag loolu moo tax ba lu ñuy wax universalisation bi loolu bokk na ci ngeen nekk ci lu ñëpp bokk ngeen ci comportement bu exemplaire bañ ne kii kan la ñu ne kii kat waa kër Sëñ Tuubaa la ñu ne ah ñoom kat nangam yi nangam beneen bu ci des mooy fexe ba bërëb yu ngeen mën a nekk nu ko Sëñ Abdou Lahad waxee woon fu ngeen dem nekk bu Touba place bu mu doon rek na nekk Touba maanaam ngeen incarné fa lu nga xam ne lii mooy dund Touba microcosme Touba dund foofu njariñ yaag lépp ngeen fexe loolu tam moyen de communication la moyen de socialisation la ndax loolu problème bi yëpp mooy fexe ba nit ñi leen moyen la boo xam ne tey mimétisme dañ ci am nit dañ leen mën a toppandoo effet de mode dana ci mën a juddoo ak lépp te loolu bokk na ci luy diffuser pensée boo xam ne bii am na njëriñ beneen problème bu nga xam ne moom la ñu wax tamit mooy expérience pilote fexe ba dëkk murid yi ak liggéeyukaayu murid yi fexe ba vraiment ñu nekk des réussites sociales et des modèles que ça soit entreprise bu nit ñi am wala tool bu nit am wala usine bu nit ji am fexe ba fekkee ne ay murid lañ ñu fexe ba valeur Sëñ Tuubaa suñ ko fa defee mu nekk vraiment li ñuy wax benchmark ci les bonnes pratiques yoo xam ne tey jii dañ fay mën a appliquer liggéey boobu ma defoon man ci Touba loolu la woon ndax Touba bi dañoo jaaxle woon ne
ñoom dañoo jéem a arrêté cigarette jéem nañ lu ne wane nañ ay cancer def nangam mais nit ku dañaa la choisir le tabac ou la mort ñu ne man ci choisir la mort xam nga kooku dee na waar mais man nag ma wan leen ne leen Touba par rapport des règles non écrites kenn bindu ko fenn kenn terewul leen fexe nañ tam pourtant ville sans tabac la donc loolu modèle la de pratique bu am nañ fexe ñu itam domaine bu ñu mën a nekk rek bon man sama liggéey moo nekkoon utiliser jumtukaay yu ñu xam ñoom muy sociologie ak connaissance yu ñu am pour la traduire fa expérience tubaab bi ci loolu donc ñu itam nañ fexe ba am des modèles de réussite ba pare documenter ko montrer que ne lii kat jeexitu Sëñ Tuubaa la loolu tamit bokk na ci des moyens de communication et de vulgarisation yu nga xam ne moom lay am. beneen question bu ci des tam mooy les questions d'actualité waxoon nañ ko ci affaire ba Sénégal jaaxlee ne ban modèle l'école est en crise ñoom Sëñ Sam Bousso def seen rencontre montrer la solution selon Sëñ Touba ñu wax réforme des institutions ñu defati yeneen daje daal di wante voici la solution selon la pensée de Sëñ Touba ñu wax décentralisation ñu tamit waxati voici la solution selon Sëñ Touba Sëñ Babacar Thioub ñoom itam PSE bi ba mu ñëwee ñoom itam xalaat nañ wane ne tey jii contribution bu ci Sëñ Touba war a mën a indi nangam donc positionnement stratégique boobu des questions d'intérêt national wala même d'intérêt géostratégique tey jii il faut que xalaatkat murid yi tamit yor ko ci communiquer defe naa tamit loolu nekk na des thèmes d'enjeu majeurs yu nga xam ne tey génn nañ ko ci biir waxtu lu nga xam ne ni nag loolu lañ wax ne mooy cible yi wax nañ ci d'abord daayira yi ni ñu doon dundee moom mooy base bi bare rek ndax daayira yi moom mooy daara yi rek donc ñu cible leen mais aussi surtout jeunes yi nañ fexe ba jeunes yi nekk ay cible mais aussi des vecteurs moo tax tamit il faut que mu nekk man Sëñ Sam nag sama collègue inspecteur la moom laa gën a miin ci kilifa yi kon su may def requête ci moom laa koy def te comme moom mu nekk na inspecteur dañu bëgg mu nekk vraiment thématique majeure te bon loolu maa ko xalaat léegi maanaam tey jii su fekkee ne gis nañ ne bëgg nañ jeunes yi dem léegi nañ ko porter ci discours de la nation boobu tey daal di yu mel nii su amee importance comme jamono sama sëñ ba sëñ Abdou Lahad xam nga dafa amoon ay déclaration stratégique mu defoon ba loolu moo ci taxoon ba Sénégal yëngatu ba loolu tamit nañ fexe ba occasion yi mel ne màggal gi nii yenn thématique yi ñuy xalaat nii nga dem nga xam ne moment solennel la sur le plan national international mu nekk yoo xam ne dañ koy porter ci message boobu surtout le positionnement jeunes yi tey jii su fekkee dafa am solo mu vraiment mu nekk des messages forts aussi ci pendant des occasions comme kii wu màggal gi wala yu mel noonu. beneen domaine bi nga xam ne mooy aussi ñuy yëngatu ci àddina bi waaw maanaam hommes d'affaires yi il faut que aussi ñu wut programme de communication pour les hommes d'affaires yi nga xam ne tey dañoo bëgg a inspiré wu ci njëriñu murit ndax dama ko doon nettali léegi nii ne amoon naa benn xarit mu jekki-jekki rek ma gis ko mu ne ma murit laa ma ne ko lu tax mu ne ma damaa bëgg am xaalis effectivement dañuy jekki-jekki xamul lu tax mais Sandaga laa ko fekk ci Clément ak crédit foncier fa la mujj dem am ubbi ay kiyam yi jaay ci matériel pièces détachées xamul lu tax mais man mënu ma ko expliquer ma ne waaw mais loolu la def mu réussir comme ça bon xamul lu mu voilà donc foofu communication yi yooyu def ci am ñuy cibler les sphères yi nga xam ne moo intéressé nit ñi ndax tamit noonu ngeen sottal na li ñu fi taxoon a daje mooy génne nañ fi xalaat yu am solo yoo xam ne yaakaar nañ ne mën naa soppi lu bari ndax lépp lu soppi ko xam ngeen ne xalaat ak jëf moo ko sottal te xalaat yi rafet na kon li ñuy def rek mooy sant ñi nga xam ne ñoo ko initié sant ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon di ci liggéey sant ñi nga xam ne ñoo leen ci doon jàppale di ñaan yàlla barkeel liggéey bi te li ñu ci yéene ñu gis ko ci kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sàkku kon ci Serigne Cheikh Faat moom Cheikh Mouhamed Moustapha Bachir mu ñaan ñu yëkkati jotaay bi di ñaan mu nekk ak tàmbali rek ci yeneen jotaay yoo xam ne dina amaat ak yeneen liggéey yoo xam ne dina amaat mooy lépp loo xam ne naal nañ ko fi mooy ay stratégie yoo xam ne définir nañ ko ñu yàlla kàttanal ñu ko bañ mën koo jëmmal bañ mën koo traduire en acte ba mu am résultat yi nga xam ne moom lañ ciy séentu lépp rek doon njariñul réew mi doon njariñul adduna bi doon njariñul umma bépp kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikh Fatma mu
ñaan ñu yëkkati jotaay bi ñu delluwaat rek di sant Mawahibul Akyas ci liggéey bi di sant ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy waa Daayira Rawdu Rayaahiin ak jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi ànd ak liggéey bi ak mboolem étudiants yi nga xam ne ñoo fi nekk ak soxna yi ci seen taxawaay bu rafet kon sëñ Cheikh kàddu waxe kon sëñ ñu tàllal loxo yi mu ñaan jërë ngeen jëf yéen mbokk taalibe yi ginnaaw ba ngeen teewee li nga xamante ne moo doon atelier bi nga xamante ne daanaka bokkoon na si fermeture clôture caravane bu comité Magal Touba nga xam ne waa daara Mawahibul Akyas di confédération des élèves étudiants mourides du Sénégal mi nga taxaw Serigne Mouhamadou Niang mi nga xam daanaka moom mooy jëwriñu Mawahibul Akyas sëñ nag ginnaaw bi lu ne ba noppi sànq si atelier bi jot nañ fi dégg ay gars yi doon soulever ay kii yu am solo suñu borom dogal thème bi ngeen choisir maam vulgarisation du message de Cheikh Ahmadou Bamba lu tax ngeen taamu thème boobu. di leen sant di leen gërëm di tàmbalee d'abord di ziyaar ak di nuyu xalifatul aam Cheikh Seydil Mokhtar ak suñu borom yàggal lool te wéral ko di sant bu baax waa comité d'organisation Magal Touba ci jàppale gi ak wóolu gi ak gunge gi nga xam ne def nañu ko ci liggéey bi nga xam ne ñun ñëpp dañ ko bokk di ci liggéeyal Sëriñ Touba loolu mooy li jëm ci wàccaayu Magal bi lii nag du guléet ndax yàgg nañoo ànd ak étudiants yi ak élèves yi di defal ñoom ay wàccaay lu jëm ci Magal gi loolu mooy li nga xam ne moom la ñu jëmmal tey ndax depuis 2009 dañ tàmbali def ay symposium ci biir université yi defee ko université Dakar jóge fa defee ko université bu Ndar jóge université bu Bambey ba tey jii ñu àndaat ak ñoom tey def atelier bii nga xam ne ab lël la kon dañoo nekk di xalaat ak di jàngat li nga xamante ne bii moo jëm ci lu yaatal message ci Ahmadou Bamba message bi nag dama jàpp ne bu ñu ko waxtaanee waxtaan lu ñu war a waxtaanee ndax fi jamono toll en matière d'information en matière de nouvelle technologie jot nañu toog càmbar lan lañ jot a def ci li jot li message Sëriñ Tuubaa ñaareel bi lan mooy li nga xam ne moo des li ñu war a def ngir message bi fu mu war a yegg mu yegg fa ndax constat bi mooy message bi malheureusement dafa yem rek ci ñun murid yi ak milliers yi nga xam ne ca cosaan ay taalibe lañu loolu rek la waaye dëgg peuple yu bees yi ak civilisation yu bees yi ak dëkk yu bees yi fi message bi war a yegg ngir sëriñ bi lu universel la indaale te loolu mooy la nga xam ne moom la fi yenn saa salama bàyyi woon moom la fi bàyyi woon ak saaba yi moo li seblaan Mbàkke wax ne sëriñ bi susulu tarixa waaye dafa fekk yoon wa nga xam ne moom la yent bi xàlloon ak saxaabaam mu fekk yoonu far gay mu gajj ba buum ñoo xam moom set na ku bëgg a dem yoon waa ngi nii loolee nag kon ñun jamono ji tombeel muy jamonoy nouvelle technologie war nañ cee bay suñu wàll fexe ba message bi luñ ci man ci jàllale ko ñu jàllale ko ci nam gën a wéré nam gën a authentifié donc loolu moo waraloon tey ñu lël woon fii ak waa Rawdu Rayaahiin ak comité d'organisation Magal bi ngi def activité bi moom est-ce que mu ngi andilaat tuuti benn historique bu ndaw si Mawahibul Akyas yi. waaw Mawahibul Akyas yi boo gisee tur yi sax ni ko sëriñ bi tënkee mooy may booy xereñ ndax ñun ay taalibe lañu waaye yàlla dogal ñu jàng ci école yi tubaab yi ba dem ba nekk université sëriñ bi nag moom daanaka moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahir batinan kon alxuraan la indiwaat ak hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dañoo wax ne innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kon jullit tey mbokkam ju dal waxaane wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu na ngeen booloo te bu leen teqalikoo ndax al firqatu azabun teqalikoo mbugal la sëriñ bi it ñaanaat boromam ne yaa rabbi ij'alil muridina ma'an fi hishkal hasni wa shamlaj ma'a ñaan suñu borom ne ko ñaan naa la sama murid yëpp nga boole leen ñu tënku ci génn buum te ñoom ñëpp ñu bokk luñ bëgg bokk loo xam ne moom la ñuy def kon loolu moo waral daayira yi nekk ci université Sénégal gépp mooy 5 universités publiques Sénégal am mooy université Dakar université Saint-Louis université Ziguinchor université Thiès ak université Bambey ak université publique privée yi nga xam ne ñu ngi fi mooy université Dakar Bourguiba université Amadou Hampâté Bâ ak université sax de université catholique de l'Afrique de l'Ouest mooy UCAB ci la ñu bokk ak école de formation yi mag yëpp ay ISM IAM ITECOM CESAC ñoom ñëpp ci lañ bokk ak day lycée yu mag yeeg de la Fosse lycée Parcelles fédération bi nekk Thiaroye fédération bi nekk Saint-Louis mu nekk 47 daayira yoo xam ne ñun ñëpp dañoo boole seen bopp sëñ bi tudde leen waaw mooy yu mel nii rek di am ay réflexion ak ay atelier di xalaat ak di fekk loo xamante ne bii dafa jëm ci wàllu xam-xam surtout nag
ci université ndax université dañuy wax ne c'est le temple du savoir idéologie fa lañ leen di forger fi ne ñu yor war a réew mi ëllëg université la ñuy bàyyi ko ñooy nekk ëllëg ay ministre ay député ay chef d'entreprise ay directeur de cabinet nangam ay chef d'entreprise ñoom ñëpp université la ñuy bàyyi ko donc lii suñu objectif mooy maayi université pour taalibe bi ne ñu fexe ba nga xam ne kat Sëñ Tuubaa nga gëm moom nga yaakaar te ëllëg lii ngay def wutale woo sa bopp ak ña ca daara ya kon da nga war a liggéeyal Sëñ Tuubaa ëllëg boo nekkee poste de responsabilité fu yow mi soxlaa sa xam-xam ak sa am-am wuru ko fekke kon loolu moo waral ñu def lii di ci ñaax ñëpp képp koo xamante ne bii da nga di taalibe te nekk université yi nga ñëw